Zambro TV comme ni ñu koy defee gars yi di leen toppal champion yi ndaanaan yi tey nag dañoo déplacé wu ñoo ba Parcelles seeti champion bu mag koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb muy Maxu wala nga ne Sam Ciss moom lañ seeti fii ci Parcelles fas yéene waxtaan ak moom ci carrière am parce que gars yi boo leen xoolee Maxu toog na lu yàgg bëriwul amateurs yi fans club yi supporters yi di laajte am Maxu daa bàyyi lamb waaye demee noonu à part lamb aussi Maxu day yëngu ci beneen sport bu ñuy naan judo yaakaar naa Maxu wala ne Sam Ciss nuyu naa la. Zambro fay naa la. di la nuyu yow ak sa délégation. di leen di gërëm di leen di sant. vraiment di nuyu ñëpp di nuyu waa Palmarin waa Parcelles Assainies waa Mbour. parce que ñun xam naa bu ñun toppee nuyoo yi rek. dinañ nuyu fii ba suba du jee parce que fu ñu jaar dafa bari. dañoo jóge Palmarin jaar Mbour ba teeree si Dakar quoi. noonu la affaire yi demee. di nuyu waa armation yëpp ak waa port autonome de Dakar. di nuyu monsieur le maire Mame Singhi Sarr. ak monsieur le ministre Maxime Jean Simon Ndiaye. di leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Palmarin borom kër gi sama papa. Pa Ousmane Yungat Diokh. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. di nuyu sama séeri yi. di nuyu ñoom Ablaye. ñoom Mbada. ñoom Jibu gars yëpp daal bu kulim daal jum quoi. ñoom Khalifa booy bandi. waaw ñoom Ouz. waaw ñoom Bougar Seck ñoom Ahmed Diokh ñoom Lamine Fatou. waaw gars yi maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di leen di ne dal leen ak jàmm. fii mooy daara ji quoi fii mooy Parcelles. waaw unité 12 lañ dëkk. vraiment di leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm ñëpp. di nuyu sama frères yi ak sœurs yi yëpp. waaw bàyyiwuma kenn daal di nuyu nag waa Nguñaan parce que samay goro lañ tamit. waaw waa Nguñaan maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. di nuyu sama collègue de travail muy Armando Gomis. Joseph Armando Gomis nuyu naa ko bu baax a baax a baax ak gars yi nga xamante ni ñoom ñoo fa toog ñoom Mansour. ñoom Ousmane Camara ñoom Noreyni. gars yi yëpp ñoom Mbaye di ñoom Diallo gars yi yëpp ku lim daal jum. waaw vraiment nuyu naa ñëpp. di nuyu mbori Palmarin yi. Palmarin ku lu Palmarin nag. parce que man Palmarin bu may leen di nuyu rek. maanaam amul séparation quoi man loolu lay dund. di nuyu nag sama waay muy Sangaañ ak gab yi. vraiment samay waay lañu quoi vraiment chaque jour dañuy déggante. waaw yenn saa yi sax damay nekk ci biir liggéey ñu may woo pour rek ñu toog waxtaan bu ñu xasee ba woote rek. vraiment appel bi day duré ay 45 minutes minimum. donc loolu lu yàgg dégg la quoi. vraiment di leen di nuyu bu baax a baax ne leen daal dal leen ak jàmm Zambro. Maxu rek wala ñu si Sam Ciss ginnaaw bi nga nuyoo pare rek ñu xuus si waxtaan bi Maxu lu ko dugal ci làmb. waaw làmb nag li ma ci dugal mooy am deretu làmb rek. xam nga suñu papa de doon bëre mooy El Hadji Ibrahima Diop yal na ko yàlla yërëm. xaaree ko arjana Palmarin moom doomu Palmarin yu bari. dañuy yor deretu làmb. ñun man dugg naa ci làmb sax te vraiment. motuma bëre. wax dëgg fa yàlla sama papa mbor la woon. vraiment bu nekkoon champion boo xamante ne nii kenn dootu ko lam-laame. donc doomam bu bëree rek. war naa bëre. mais est-ce que Sam Ciss yow bi nga dugg ci làmb say waajur nangu woon nañ pour nga bëgg. non paa bi moom nangu woon naa paa bi moom amul woon problème seulement que dafa teeloon. mais sama yaay mosul nangu ma bëre wax dëgg fa yàlla. lu tax nangu loon xanaa boobu daa fekk Maxu nekk ci études yi wala nu mu demee noonu. boobu damaa tuuti di jàng. maa ngi doon def primaire. sama deret tàng rek benn jour ma ne gars yi muñ ba bu natuma rek. ma ne gars yi daal il faut ñu dem ci lamb ji quoi mu tombé uppa jël. vraiment wax dëgg fa yàlla lamb boo xamante dem naa ba ci biir lamb bi sax. te waa commission yi binduñ ma. wax dëgg fa yàlla loolu moo taxoon damaa tuuti woon deret bi moo teel a tàng rek. waaw te du foofu kese sa mbaja dem naa foofu tamit. pa bu ñuy wax pa landing ñaan daf maa dakkee foofu. waaw ne ma booy génnal ci lamb bi. billaay ba tey sama benn waay bu ñuy wax Ardo maa ngi koy nuyu au passage. moom la may tooñee quoi. boobu damaa tuuti dëgër fit. mais leer na ma ne bu ma jàppante ak gars yi xam naa bu ñu may daan tamit day yàgg rek. loolu la woon. kon loolu daal moo la dugal ci làmb. waaw mais yow en temps normal yow ban année nga dugg ci làmb normal. en temps normal li nga xamante ne ni nag fàttaliwu naa ko. ba ñëw pour bëre dëgg nekkul pour xumbal wala yu demee noonu. maa ngi dugg lamb 2007. mais avant 2007 bi est-ce que Maxu jaar na ci ay mbapat yu mel noonu. waaw jaar naa ay mbapat. mbapat finaalu naa Ngunu Man ak Fakka. finaalu naa Palmarin ak Mamou Fat Ndiaye. daanu naa ay premier tour ay deuxième tour. waaw mbapat jaar naa ci ñu teg ay mayo wala ay saaku ceeb. wala saa ay mbapat béy wala xar. jaar naa ci quoi vraiment. jaar naa ci après 2007 nga dugg ci lutte normale.
waaw 2007 bi nag laa samp nag ne fu mu nekk nii nag commencé dox affaire sëriñ ne nag fu mu nekk nii waa ji war naa mun a taxaw. waaw instant boobu fekk na Sam 6 di jàng wala. waaw boobu instant boobu maa ngi def 3e. yaa ngi def 3e waaw 2007 maa ngi def 3e. ak 3e na mu méttee nga bëgg koo boole ak làmb ji est-ce que moment boobu affaire yi yomboon na. yombul woon vraiment mais nag yàlla def maa mayoon maanaam dama teeloon di comprendre leçon yi. ñi ma doon bokkal classe. boo leen laajee ñu wax la ko. man mosuma dépassé 4 premiers yi ci classe mosul am sama cursus yëpp nag. mosul am ma dépassé 4 yi. dama doon bëre ji ay lamb ni ñu naan ma dañuy préparer devoir lay demee noonu. mais gars yi bu ñu ñëwee ba ma romb leen wala ma am moyen boo xamante ne da ngay waaru quoi dañuy wax waay ponkal bi mbër bi ba pare. bu ñëwee di jàng kenn du gis quoi te moom du fanaan sa këram. day dem di mbapat yi topp lamb yi rek. waaw loolu moom xel bi moom macha allah quoi. waaw macha allah côté étude moom. macha allah quoi. mais Mahou 2007 nga dugg ci lamb ji moment boobu ban catégorie nga duggee race nga duggee wala raw nga duggee. man nag wax dëgg race laa duggee. race waaw saison boobu naan poussière. waaw saison boobu est-ce que Mahou amoon na ay final. saison bi ma duggee. def naa 8 demi-finale mënuma finaalu. 8 demi-finale. 8 demi-finale laa def. est-ce que Mahou découragé wul woon bu mu amee 8 demi-finale. non man dama xamoon ne option la woon. du ma découragé parce que dama doon ànd ak sama benn grand bu naan Jegaan Sofi sama cousin la. maa ngi koy nuyoo au passage. critique noonu la mu ne woon lamb mais critique moo tax mu bàyyi lamb. Jegaan boobu maanaam dama doon roy ci moom lu bari maanaam waxu ghetto yi. suñu quartier muy ak feneen waxu ghetto yi boo koy déglu. doo dem ci lamb. donc loolu table rase laa ko doon def. du ma koon déglu ay yeneen kii. mais nag ku ma woo. maanaam wax ak man dinaa la déglu mais boo ñu nekkee ci mbedd bi ngay wax nii du ma la déglu quoi. damay wax ne waaw rek mais loolu dafay mel ni ngelaw buy dem quoi. waaw noonu laa 2007 Mahou def 8 demi-finale daa mel ni ci race bi 2008 Mahou daa yegg raw gàddu wala daa continuer di def uppajal. voilà 2000 kii bi nag ñam naa tuuti uppajal di ko varier ak raw gàddu. waaw di balancer quoi. waaw parce que 2007 boobu ma lay waxal. mbapat bu tëgg rek. bu ma finaalul tamit nga xam ne damaa maye. waaw mbapat yi moom. 2007 bi bu ñu jógee ci saison normale bi ba ñëw ci mbapat yi maanaam ñun lu ñuy wax mbapat palmarin mooy ñi nga xamante ne da ngay affaire lamb guddi la. au fait lamb boo xamante ngeen di réer ba pare dem ci arène ba. ci nawet lañ koy tegg souvent. voilà mais bu nekkee olof yi boo waxee mbapat dañu yaakaar ne lutte simple bi ñuy def nii tournoi de lutte yi. nga xam ne village par village moo koy organiser. voilà loolu mooy différence bi quoi mais 2007 boobu. bari naa final ci maanaam mbapat yi nga xamante ne guddi lay am. waaw lu ñuy wax mbapat ñun palmarin lu ñuy wax mbapat. voilà bari naa ci final yu bari yi ma jël ko yi ma daanu ko. voilà yoo xamante ne fii ba ay Sanjara fii ba ay Njoos moon amul fu ma demul quoi ci mbapat. bu ñu jógee si 2007 2008 Mahou yegg raw gadu yegg dooleem yegg raw gadu. waaw yegg naa raw gadu. année boobu ma am ñaari final. waaw benn bi man maa ko jël. benn bi ma perte ko ba Marjalang moo ma daanoon Marjalang bu ñoo joor. waaw. kon bi nga jël boobu lan lañ tegoon nag lañ tegoon wala. non xaalis la woon. waaw maa ngi ko doon jëndee Sanjara. waaw boobu bi ma demee foofu. maa ngi àndoon ak Edu Fatou. ci ngunu maan. xam naa kooku war na maa mun a seede bu fekkee moom may dégg. waaw lamb boobu Cheikh Ousmane moo jëloon tànk yi. waaw caajaay la xew yow. nga jël raw gadu ma jël raw gadu yi. amu woon sax paasu retour bi may dem lamb boobu. paasu aller rek la am. bu ñu demee Edu yàlla def mu génn par point. léegi mu ne ma nañ ñibbi Mbour suba ñu dellu si quoi ma ne ko comme awma paas dama nga ñibbi. ma toog ma dal ci président lamb boobu xaw ma kenn sa njara ci ki organiser lamb président bi foofu laa daloon. waaw yàlla dogal ma jël lamb bi. waaw ñu foofu lañ ma joxe woon faux billet quoi. waaw faux billet ñu jox ma faux billet. ci lamb waaw ci lamb bi. xaalisu lamb bi ak lamb nu mu méttee. nga jël ko ba pare. ñu jox la 45000. ba pare. ñaari ticket yi ñoo nekk faux billet. xaalis bu gaay duggee ci maanaam entrée yi. billet ticket entrée yi. ci xaalis boobu lañ ma jox. xam naa dafa am ku leen rey ñoom tamit ñu rey ma. mais après ñoom jëlaata nañ ko ba delluwaat ma xaalis bi quoi bi ñu ko yéegee ñoom. léegi 2008 ba léegi ñu jëm si 2009 Mahou daa continué raw gadu yi wala dafa yéeg tànk. wax dëgg même année boobu ma lay wax ne finaalu naa ñaari yoon raw gadu. 2008 bi waaw. 2008 bi. may naa ci Fodé Sarr demi-finale mar faafa ko. poids lourd waaw. kon Mahou bu ma comprendre Mahou amul woon poids fixe di doon balance. dama doon balancer maanaam da ngay dem raw gadu nga daanu. ngeen ñëw ci lamb bi pour dugg gars yi ne leen du ngeen dugg nga jël ser. waaw
ngembu Dugal yàlla gaa yi. voilà dugal gaa yi Bëggee parce que waale. kenn du paas mais nag boo dugalee gaa yi doo ñëw rek toog noonu quoi il faut nga laalaale ci lamb bi tuuti te c'est fait yenn saa yi yàlla dogal nga bokk ci poule bu baax wala nga trompé ay poids lourd tigi voilà noonu la doon demee parce que gars yi ne la Maxu moom trompeur la woon. waaw bari naa nag ay ponkal yu ma trompé quoi waaw ay ponkal yu ma trompé bari na lool avant ñuy ñëw ci ponkal yi après 2009 2010 Maxu yegg raw gadu wala ba léegi mu ngi ci kii Maxu yegg tànk wala ba léegi mu ngi ci raw gadu yi. waaw 2009 2010 waaw boobu moom wax dëgg fa yàlla comme ni ma la wax rek maa ngi woon ci raw gadu yi mais bi ma tijjee raw gadu ma maye ñaari yoon Cheikh Ndiaye laa may keneen kii ma may benn waay bu ñu wax Sidi Kalab ma xam ne daal comme gars yi dañoo bari foofu te seen palmarès dafa bëgg ay mbër. dafa bari ay mbër ma ne bàyyi ma yéeg di def tànk def tànk. waaw di def tànk ngay def tànk affaire yi neex. waaw bi may def tànk nag wax dëgg ay affaire yi neex na trop parce que yaakaar na ne ñu bëri buñ la xamee mooy bi ngay def tànk bi ngay jël tànk yi. waaw palmarès tànk buñ fa jël Maxu bu kiiwul day finaalu. waaw loolu kay amul sama dem da ñëw vraiment tànk bi moom bi ma fi yéegee yàlla def maa war seekal quoi fu ma dem moom xam naa ne noo def ma lekk ndax boobu dox naa lamb bi dox naa ko bu baax a baax di ko waaj mais bi ngay def tànk boobu léegi boobu fekk na Maxu mu ngi ci études yi wala boobu Maxu daa bàyyi 2009 2010 année scolaire boobu ci laa def baccalauréat waaw ci laa def baccalauréat waaw ma am bac première fois bi ma am ko ma am oral laa am nag waaw ma am oral parce que dafa tëmbe semaine bi may def examen début de semaine bi pa bi décédé waaw sama papa décédé vraiment yal na ko yàlla xaare àjjana vraiment loolu moom ma jàppoon waaw c'était la première fois tamit ma jàll oral quoi waaw mais Maxu nu mu doon combiner làmb ji ak études yi. non métti na méttiwul lu ñuy wax sport et étude parce que boo xoolee ñu bëri des fois ñuy jàng dañuy dem ba ay terminal bàyyi jàng topp làmb ji yow mi xam ne jàng ci loolu te yaa ngi def nga dëy ba mu ànd loo mën a wax ci ñiy def loolu. vraiment di leen di encourager yombul parce que di nga réviser ak volonté boo xamante ne nii pour entraînement yi yenn saa yi da ngay jógee entraînement mu guddi te leçon yi nekk fii bu fekkee contact la da ngay épuisé wu totalement mais nag vraiment maa ngi encouragé ñi nga xamante ne Zambro ñoom ñu ngi koy def parce que neexul mais boo ci defee fulla ak fayda mun na dem waaw mun na dem parce que man étant étudiant jël naa championnat de judo ci UASU jël open bi jël lamb bi parce que maanaam UASU day am discipline yu bari waaw ma jël ko ba mu des noos bi ma dem palmarès seetaan yi beneen lamb. est-ce que Maxu ak poids am bi mun na def judo normal. xam nga judo par catégorie de poids la dafa am moins de 60 moins de 66 moins de 73 comme lamb rek léegi comme gars yi ni ñuy def drapeau chef de l'état bi ba plus de 100 ci góor yi par catégorie waaw ci góor yi ak ci jigéen yi yépp par catégorie de poids la voilà Maxu rek balaa ñu xuus si parcours judo bi ñu focus agum ci lutte simple bi quoi léegi Maxu yow fan nga njëkk a jëlee nag palmarin laa ko njëkk a jëlee mooy suñu lambu quartier Sam-Sam waaw te Maxu di woote wu Sam-Sam 6 waaw may woote wu boobu vraiment lamb bu bëri woon coow sax lamb bu bëri woon coow ba nga xamante ne sama gan maa ngi koy nuyu au passage Saliou Diallo Mamadou Saliou Diallo dafa jooy a jooy ba bugg a dee parce que sama waay la woon buggoon na ñëw tey mais dafa fekk mu jàpp quoi waaw kooku fu ma mosoon a ànd ak moom damay am boobu tànk nga jëloon wala tànk yi laa jëloon waaw tànk yi laa jëloon waaw Maxu bi nga jëlee nag bi est-ce que jour boobu Maxu nelaw na wax dëgg fa yàlla maanaam li tax sax nelewu ma jour boobu mënu moon nelew parce que c'était la première fois may jël nag ba pare lamb bi dafa maanaam lamb guddi la maa ngi jóge woon université ak xiif bi fa nekk 2011 ma jóge foofu dem Palmarin boobu gis naa ne lamb bi ak nag bi nu mu mel jël naa ko ba indi ko ci kër gi mais coow li dafa bari te noonu la demee nekkul ay xam-xam wala yu demee noonu de mais billah yàlla noonu la ma ko wone bi may dem benn boy bu ñuy wax Tafa Leho maa ngi koy nuyoo passage daf maa woo mais ne am na lu ma gént daf maa nettali géntam bi rek man ak moom ñu bokk gént waaw ñu génnee sarax yi lamb bi may ñëw foofu yàlla xam na ne xamoon naa ne dinaa ko jël billahi wallahi tallahi xamoon naa dinaa jël lamb bi waaw Maxu jël nag bi ak mbëgg séeréer yi nga xam ne boo jëloon nag rek daa mel ni nekkagoo mbër Maxu jour boobu noo ko dundee ak say waajur
billaay kontaan ñëpp a kontaanoon vraiment gis na booy foofu la ñu ngonal ñu jënd ay paquetu meew ay ataaya bi di jolli te ma waroon a del si Dakar parce que lamb bi dimanche la jee maanaam ma waroon a liggéey si port le lundi matin te 7 heures war na ma fekk sama poste de travail bu ma tardéwul waaw mais Mahou yow ban moment nga sant ne yow mi wax nga doon mbër 2010 2011 après bu ma amee sama bac boobu yàlla xam naa ne xamoon naa ne maanaam études yi buggatuma ci woon dara mais nag yenn saa yi nit di la conseil wala yu demee noonu ba nga mun a raté parce que sama benn grand bu ñu naan Fulgence Seck këram la amee bac Mbour kooku vraiment moo ma tax sax maanaam ma xaw a tardé ci lamb bi parce que bëggul woon lamb judo la bëgg waaw lu gën a civilisé rek moo tax lamb bi munatuma woon dem au fond parce que kooku maanaam dama ko bëgg sama xol waaw ndax lu mu yéene boppam moom la may yéene waaw te vraiment jox naa ko cër te sama cousin la de sama doomu bajjen la mais dama ko jox cër ba mu xam ne jox naa ko cër loolu moo tax dama doon gis lamb wala ma entraîné pour lamb sax mais du ma mun a dem billaay wallaay mais Mahou yow saison boobu noonu yow ñaata final nga am ci tànk yi 4 final la am 4 final mais yeneen final 3 final yëpp dama ko sàcc bore ji parce que dañ maa aj damaa jël lamb ji ak doomu Ambroise Sarr bu ñu daan Edouard parce que gars yi nee na moom yaa Edou dëgg bi la mos a doon. non Edou du der bi sax. xam nga non gars yi nee na dëgg bi la mos a doon. non comme léegi moom vraiment passé na. non gars yi nee na yaa Edou dëgg bi la mos a doon. ah waaw non du caaxaan nag parce que bu ma juumul daan nga ko ñaari yoon. waaw Edou daan naa ko ñaari yoon mu daan ma benn. mais gars yi nee na yaay bëgg naa ko Edou. ah waaw mun naa nekk de xam nga lamb bu moom. yenn saa yi parce que man bu ma juumul am na final bu ma seetaan Palmarin Ngallu à domicile. waaw nga daan ko. waaw mooy finalu nag bi ma lay waxal nii nag boobu ci Edou laa ko jëloon waaw nag boobu jour boobu Edou ci boppam moom xamoon na ne moom day daanu wallahi lazim bu waxalee boppam xamoon na ne day daanu waaw bu waxalee yàlla rek te yàlla tax xamoon na ne dina daanu waaw mais moment ba yow noo doon waajalee sa combat ak Edou parce que boo xoolee rivalité Palmarin Ngeej Palmarin Ngallu fii nii ñii di xëcc fii ñale di xëcc fale Mahou nu mu doon waajalee combat boobu non maanaam lambo da ngay njëkk a ngembu sa dëkk ba pare te ñun suñu quartier maanaam muy maire yi muy ñeneen ak ñeneen dafa am ñoo xamante ne ñoo lay njëkk a ñaanal mais ñooñu bu ñu la bëggul mënoo doon mbër parce que yàq bi mooy bari mais boo monopoliser loolu ba am ko ba pare léegi nag yaay uti leneen lamb bi moom année boobu dafa am lu bari lu ma jaraloon billaay wallaay mais lamb bi ma lay wax nii bi may daan Edou noonu lamb boobu billaahi man mosuma xalaat ne dinaa daanu parce que lamb bi dafa leer lamb guddi la waaw nee naa la Edou ci boppam boo ko demee nga deg ko micro dina la wax ne lamb boobu xamoon na ne bu muy ñëw dina daanu waaw mais ñu dégg ne Sam Ciss bëgg nag ordinateur est-ce que Mahou mën na ñëw ci combat boobu waaw ordinateur bëri nañ 2018 Diofior demi-finale poids lourd la woon waaw daf maa génnee par point waaw parce que waaw daf maa génnee par point lamb bi dafa daan sama benn boy du ma tudd turam parce que xam naa ne amuma autorisation bi mu daan ko te boy bi ma yëg ko trop boy bi ak suma rak ñuy déggante matin midi soir mbor bu siw la mais wax dëgg fa yàlla affaire bu ma méttee moo tax bu ñu dajee demi-finale ma ne dama koy jaay bakkan léegi nag arbitre bi moo xaw a yàq lamb bi parce que dama ko ngadd ñu jox ma avertissement waaw ma ne ko arbitre lan la mu yokkal ma muy ñaar léegi nag ordinateur ñëw tëj lamb bi waaw lii moo tax temps bi sa jeexul temps bi jeexul dañu dem ba comme mu téye lamb bi woonu jéem naa def effort pour songu mais bu may laal bopp bi nii arbitre bi jox ma 3e avertissement billaay nii laa perdre lamb bi xanaa boobu dañ la défavoriser comme le fait que xamuñ la ñu défavoriser la waaw peut-être mun na nekk loolu mais xamoon na ne am na ñu ko doon conseil parce que Waly Thiam ñëw na ba wax ko ne bul jéem dara ci booy bi booy jéem rek dina la mbotti bi muy wax maa ngi koy dégg parce que am na ñoo xamante ne waaw mënuñu wax ndànk nee na boo koy buub goos bi moom boo koy laal mu lay mbotti waaw wax na ko waaw bu ñu jógee si ordinateur ñu dégg ne Mahou bëgg nag ki di naan Doudou Sané mu bokk ci meilleurs lutteurs yi actuellement est-ce que moom mbëg mën na ñëw ci combat yooyu Doudou Sané bëri nañ ñaari yoon mais yàlla dafa def ñaari yoon yëpp moo daan benn bi demi-finale la 2017 la fale kii Djilor mu daan ma lamb bu métti sax boobu man maa daan Babou Sarr bu Diofior maa ko daan ci cadre final kon yàgg Babou Sarr mos ngeen bëri waaw maa ko daan Babou Sarr maa ko am benn boobu la ñu bëre maa ko daan waaw léegi ñu tase boobu sax Doudou tiit na parce que xam naa ne xamuma
te vraiment man lay am demi-finale. te daan nga Babou Sarr. waaw te daan naa Babou Sarr te Babou Sarr ni ma ko daanee maanaam loolu gars yi ñëpp a ko doon coow fii la jaar fii la jaar see fii ci ginnaaw. gars yi nee nañ kay loolooy sa fort. waaw loolu loolu la yàlla dogal rek. loolu la yàlla dogal quoi. billaay jour boobu moom que moom xamuma. mu may forcé. waaw ma ne ko kii dee na. wallaay kii dee na mais bu mu ñëwee. fii laa jaar see kenn mënu la wax ndax mboot la ndax judo la ndax lan la quoi effectivement. léegi loolu moo jaaxal Doudou mu tiit mënatul sax bakku wala muy kii noonu. bu ñu tasee yàlla xam naa ne da doon tremble. mais man dama ko bëggoon a mepp fekk mepp bi dafa ëpp. ma may ko mu sol naa bu mu solee naa. jekki rek croiser tànk yi embarqué si. mënoon naa ko daan mais bu ma ko daanee sama genou bi dootu ko fekkee. nag du ma risqué quoi. après ma bàyyi noonu rek mu sedd. te lambu indiwu ma woon sama goro yi waa Nguñaan laay àndaloon foofu ci raw gadu yi ñu daanu ma àbb ser. voilà bindu boobu maa ngi am benn apnée. waaw benn kii na xaw ma naka lañ koy waaye ci olof apnée. boo xamante ni tànk bi dafa niiwi bu baax a baax. fi ma daloon sax. maa ngi leen di nuyu ñoom Kangu dañ maa waxoon bul bëre yow yaa ngi gaañu bay siit nii ngay bëre. yàlla dogal ma bëre ba dem ba demi-finale. voilà xaalis bi mu am ci demi-finale bi moom la ñu passé ñëw Dakar ci guddi gi. bu ñu jógee si Doudou Sané ñu dégg yàgg Sathou Mbaye bëgg ngeen est-ce que mën nga ñëw ci combat yooyu. Sathou Mbaye daan naa ko Joal benn yoon la ñu bëre ma daan ko Joal. waaw vraiment lamb boobu gaskel moo ko jëloon ci Joos. lamb bi yaakaar naa bu ma juumul ma nga moo ko tegoon. te bu ñuy ngembu. boobu xalifa bu fi nekkoon nga laaj ko wax naa ko ne. lamb bi ki ànd ak Biru Mbaat ci lamb bi. moom mooy jël lamb bi parce que boobu gis naa ko. xamoon naa ne waa Palmarin bi ànd si ak Biru Mbaat moom mooy jël drapeau bi mais xaw ma kan la. parce que daf maa jox ginnaaw ci guddi gi. bu Biru di dugg si. man xamaguma kan la àndal. mais nee naa leen ngembu naa de pour bëre mais nee naa gars yi ak benn waay bu ñuy wax Pascal Kaling dem Bisel maa ngi koy nuyoo passage mu ngi Espagne moom ak Xalifa wax naa leen ne billahi ki ànd si ak Biru Mbaat moom mooy jël lamb bi waaw loolu naa ko waaye te noonu la demee woon gaskel dugg si ànd ak Biru Mbaat ma ne ko kon gaskel dina jël lamb bi ba noonu gaskel jël lamb bi ci joos bu kii bu Fadiouth. à part ñooñu mbër yan champion nga tasel si gars yi. waaw bari nañ laalante naa góor fit bu Joal. waaw laalante naa ak Baba Ndew. waaw côté Mbour bi moom bugguma lim quoi parce que foofu moom. say waay lañ waaw samay waay lañ laalante naa ak Cheikh Ousmane Sarr. Cheikh Ousmane men. waaw Cheikh Ousmane benn jour la ñu bëree Ngéej. boobu ñu ngi def raw gadu. waaw. kan moo daanoon. man maa ko daan. yaa ko daan waaw maa ko daan vraiment man la yàlla mayoon ndam quoi. yaa ko Baba Ndew yaa ko daan. Baba Ndew maa ko daan daanee naa ko fu ñu wax simal bu daay poids lourd la woon. waaw poids lourd yooyu Badara moo ko jëloon ci Biru Mbaat. waaw. Badara bu kii bu ndangaan. waaw moo ko jëloon. mais coow li amaa dëgg di laaj fans club bi supporters yi Mahou dafa bàyyi bëgge wala Mahou dafa pause nga lépp pour mu yësate yu mel noonu instant yi daal dañoo bëgg nga leeral fans club bi ak amateur ndax Mahou dina def gatu wala du def gatu. waaw loolu xam naa ne manque de temps la rek. parce que déjà man suñu municipalité man conseil municipal la Palmarin maa ngi nuyu monsieur le maire ak conseiller fa nekk. au passage. donc ma nekk conseiller. nit ñi yaakaar ma. gis na fi ñu toog nii tey. waa Palmarin ay doomi aadama yi fiy ñëw ci passeport. ñii carte d'identité ñii yeneen dossier. dina ngay wàcc 24 heures nga def ko ci sa liggéey nga ñëw fekk gan mu ñëw pour ut ci ay papiers. temps d'entraînement bi moo amatul mais xol bi nekk na ci retour. mais mbëgg est-ce que xam nga ne làmb ji léegi am na xaalis de. am na xaalis xam naa loolu am na xaalis. dëgg sax dëgg. waaw mais xam nga man salarié la comme salarié la am na loo xamante ne maanaam sa liggéey bu la ko permettre ngay absenté trop doo mun a def yenn yi. mais entraînement bi fii ba tey nii bu ma génnoon ci place parcelle bi dem entraînement. booy pour ñu daan ma problème la Palmarin bu ma demee laaj ma booy ñoom Ahmed. ñoom Lamine ñoom Mamu Ndour. laaj ma gars yi bu ma jékki-jékki génn dem Palmarin fi génn wala yu demee noonu booy pour ñu daan ma problème la parce que techniquement. dama taxaw. xanaa physique lañ may mun a uppee ndax entraînement yi régulier wul. donc man yaakaaroon naa ne tey jii bu ma dellusee si làmb sax sama place a ngi fi. waaw mais manque de temps bi la rek. manque de temps bi kese la. mais xol bi mu ngi ci dëllu. te surprise mun na am bu ma amoon congé tey jii ba entraîné ba mu baax. mun naa defal gars yi surprise wàcc sur le terrain. kon instant yi daal à tout moment mën nañu yaakaar.
waaw mun nañ yaakaar renouveler naa sama licence 3 ans yoo xamante ne chaque fois sama jabar moo koy nëbb waaw sama jabar moo koy nëbb des fois mu dénkaane ko ci bitig bi wala mu nëbb ko foo xamante ne ci biir kër gi bëggul nga bëre voilà bëggul ma bëre te day fekk ma entraîné forcé entraînement yi ba yëg doole mu leer ma ne bu ma demee mun naa am dara wala ma ñëfante ak gars yi quoi voilà bu ñu jógee si lutte simple bi ñu dégg ne Sam Ciss mu ngi def beneen sport mu nekk nu ñu koy waxee judo dégg nañ Mahou mooy 2e champion du Sénégal yu mel noonu est-ce que mbër mën na leeral askan bi loolu waaw gisoo li ngay gis nii yëpp xam naa bu paree di ngeen ko jël lii yëpp ay médailles la quoi waaw lii yëpp ci judo laa ko jëlee te lii moo gën a tuuti waaw boo xoolee c'était le samedi 26 février 2022 bii ñu jóge médaille bale bi mujjee moom laa jëlee vice champion du Sénégal derrière Mbagnick Ndiaye Mbagnick Ndiaye bi nga xamante ne nii mooy champion d'Afrique moom ma gagné moom la gagné waaw te waaw final la ma gagné ma nekk vice champion du Sénégal voilà médaille baa ngi nii waaw deuxième la mu ngi nii individuel championnat du Sénégal voilà individuel moo nekk nii voilà léegi nag am na loo xamante ne nii maanaam judo bi moo gën a civilisé waaw parce que amul mystique yi yenn mystique yi anaa yow personnellement nga sangu nii rek mais lamb bi dafa laaj lu bëree mais est-ce que judo bi am na xaalis mbër voilà judo bi nag amul xaalis moom amu ko lamb bi moom lu mu amee xaalis judo bi non amul xaalis judo bi dinañ la décorer jox la am na ay coupe yi nga gis nii ci ginnaaw coupe yi di nga am coupe sa tour dinañ ko bind ci journaux yi mais dara doo ko am balaa ngay am dara daal nga qualifié Jeux olympiques te Sénégal gars yi du ñu feel ay minimum combattant la ñuy feel pour ñu dem pour uti ay points pour qualification Jeux olympiques voilà loolu daal xam naa ko quoi mais judo bi moom sama tànk fi ma ko teg sama catégorie xam naa bi may def mooy def 81 ba tey bu ma tegul sama tànk ma nekk 2e waaw kon instant yi daal mën nañ jàpp yaay 2e champion fii ci Sénégal ci judo waaw sama catégorie championnat du Sénégal 2022 bu amoon Marius Ndiaye le 26 février 2022 man maa jël 2e waaw man maa jël 2e place bi médaille d'argent moo nekk nii ma sol nii voilà banderole baa ngi nii waaw bu ma juumee ngeen wax ma ko waaw moo nekk nii le 26 février la woon moo nekk nii waaw yaa jëloon 2e maa jël 2e derrière le champion d'Afrique Mbagnick Ndiaye maa ngi koy nuyoo au passage voilà waaw moo nekk nii waaw samedi 26 février voilà moo nekk nii waaw mu aca gaay moo nekk nii waaw léegi yow ban année nga dugg ci judo bi judo bi maa ngi koy dugg 2007 bi ma ñëwee Mbour 2007 waaw bi ma ñëwee Mbour 2007 bi ñu amee BFM noonu dama ñëw Mbour comme loolu moo nekkoon léegi acca gaay ba léegi jóge nañ ci lutte simple bi ñu ngi ci judo bi instant yi nag dañoo fas yéene waxtaan ak mbër mu woon ñu trophée yi ak médailles yi nga xam ne moom la jot a gagné si judo bi quoi léegi mbër rek xam nga nga woon ñu trophée yi ak médailles yi fi nga ko jëlee quoi. gis nga bii nii. mooy bi ma mujjee jël. championnat du Sénégal bi am le 26 février 2022 bi ñu jógee. Marius Ndiaye bii médaille d'argent la. moo nekk nii. léegi yii. bii maa ngi ko doon gagné. boo xoolee fii le 27 mars 2016 Dakar tournoi international la bu Dakar. gis nga ko maa ko jël médaille d'or la woon. ma jël ko waaw. léegi nga xool bii médaille d'or la woon mais léegi maanaam mbeexu parcelle bi maanaam géej gi moo tax médaille di xoosu quoi yeneen saa yi waaw mais bii tournoi la boo xamante ne mu ngi am en 2014 le 31 mars maa ngi ko jëlee woon Mbour tournoi international la il y avait foofu 9 pays yu fa nekkoon 9. boobu yaa ngi def ban catégorie. maa ngi def moins de 90 kilos. ma jël ko waaw jël aussi meilleur combattant. waaw ma jël meilleur combattant. boo xoolee moom ak coupe bi ñoom ñoo ànd. waaw bii waaw. coupe bi moo am ñoo ànd. bii waaw ñoo ànd boo xoolee fii date baa ngi nii le 31 mai. 2014. waaw 2014 moo nekk nii. donc nit ki moom. looy wax rek na leer quoi. waaw moom ak trophée bi mais léegi xam nga nee naa la mbeexu parcelle bi mooy yàq trophée yi moo tax. léegi nu mu war a mel
melul noonu quoi changer couleur. voilà day changer couleur bi di commencer di royer quoi te toppatoo bi taxul mu demee noonu parce que man jot bi moom bariwul voilà bu jógee foofu nga xool ci art nègre yi nga xamante ne maanaam président Abdoulaye Wade organisé woon na ko médaille bi foofu laa ko jëlee woon waaw mais troisième laa woon waaw troisième laa woon festival mondial des arts nègres waaw defuñu date bi mais xam naa ne ci nguuru Abdoulaye Wade la quoi waaw foofu nga ko jëlee médaille boobu ci laa ko jëlee woon léegi boo xoolee médaille yi ma lay indil nii waaw yooyu yëpp ay titre champion du Sénégal la titre titre champion du Sénégal bii championnat du Sénégal la 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 bii championnat du Sénégal muy ñaata or 1 2 3 4 5 or des na de ba tey des na aja solal lii nii des na yii bii aussi ci la muy 6 ay bii muy 7 muy 7 je suis 7 fois champion du Sénégal de judo 7 fois champion du Sénégal de judo yoo xamante ne médaille yaa ngi nii waaw amul lam-laame bi mujj maa ngi koy jëlee Thiès devant kii l'autre là naka la tuddati ci kii laa ko jëlee Diallo moins de 100 kilos waaw moom lay def mu ngi fa dozo Amara Dabo bu nekk Dakar xam nga Amara Dabo dafa am Mbour am Dakar waaw Souleymane Diallo la tudd ma jël ko ci moom waaw bi mujj waaw yëpp ay médailles yoo xamante ne nii la bi ci Saliou Ndiaye laa ko jëloon waaw jamono 81 voilà noonu la demee mais ba léegi ñu gis ne médaille jeexaguñu ah non médaille mënul jee te yi nga fi fekk nii sax dafa nekk yoo xamante ne nii dafa des rek mais ne saa yi sama booy ñëw wala un membre de famille mu soxla coupe wala yéen demee noonu ma ne ko jëlal bu la nee mu am yu mu jël yóbbu waaw donc est-ce que mën nga ñëw ci yeneen médaille waaw yeneen médaille mun naa ci ñëw parce que yii boo ko xoolee bii championnat d'Afrique la championnat d'Afrique mu ngi amoon Gabon 36e championnat d'Afrique waaw senior de judo Libreville la woon Gabon voilà mu ngi nekk noonu man lii waaw am pa gaay lu ma génne compétir te chaque fois bu ma demee rek damay jël si médaille lii médaille nag de bronze la woon 3e place parce que man dama amoon genou bu métti ci depuis premier combat bi après ma mujj am médaille de bronze voilà noonu la demee woon ba léegi ak médaille jeexagul bon médaille mënul jeex affaire yi gaañ boo xoolee bii nii médaille boo xamante ne maa ngi ko jëlee woon Grand Yoff waaw non autant pour moi Amagelo tournoi Amagelo la woon voilà tournoi international la woon yaakaar naa 4 pays ñoo fi nekkoon waaw ma jël ko fa voilà noonu la demee bii aussi championnat du Sénégal par équipe la woon bu ñu nekk Mbour laa ko jël par équipe waaw par équipe 2e lañ jëloon 2e waaw bii tournoi Amagelo la bu am le 5e mois 2014 man maa jëloon médaille d'or bi tournoi Amagelo boobu moins de 90 kilos la maa ngi koy jël ci Lansana Diémé bu Asfa waaw militaire la kooku militaire la Lansana Diémé ba léegi médaille jeexagul mënul jeex bii boo xoolee Grand Prix du Digue la mu ngi am en 2015 moo nekk nii en 2015 mii médaille d'argent la médaille d'argent 6 juin voilà médaille d'argent laa fa amoon waaw moo nekk nii bii tournoi de Saint-Louis la Ababacar Fall boobu Mbaye Boy ki doon organiser tournoi de Saint-Louis dafa décédé voilà ñu tuddee ko tournoi bi première kiyam bi waaw moo nekk nii médaille d'argent la amoon foofu waaw dama daa ñàkkoon kii bi final bi waaw boo xoolee bii lu ñuy wax Thiaw tournoi de l'intégration pour l'Afrique de l'Ouest waaw bii Côte d'Ivoire la jógee médaille d'argent la dama dem ba final daaj waa ji arbitre noonu mu waa ji def recours waaw bu mu defee recours te naan ñi ma àndaloon bëgguñu woon dugal recours moo taxoon ñu jox ma médaille bi waaw argent la woon te daaj naa waa ji ba pare waaw mais nag loolu la yàlla dugal moo nekk noonu bii tamit boo xoolee bronze la maa ngi koy amee bi ma dama demoon pour compétir en 81 kilos et sama poids ëpp 3 kilos léegi ñu ne ma moins de 100 ñu dugal ma moins de 100 te luur yi te egguma foofu ma dem ba am médaille de bronze 3e place voilà Omar Ndong bu Aswa moo ma gagné woon combat bu métti sax voilà noonu la demee bii médaille bëgg nañ de waaw gis nga de bii aussi
médaille bi maa ngi koy jëlee Mbour. waaw Mbour la ko jëlee. médaille d'or la woon. mais gis na boo xoolee nii ma ko joxee nii da ngay yaakaar ne médaille kii la quoi mais gars yi xam nga yenn say compétition yi. médaille yi du xaw a tax mu demee noonu médaille d'or la woon parce que moom moo ànd ak coupe bii la àndal waaw. waaw yaakaar naa bu ma juumul c'était en 2017. waaw 2017 la moo nekk nii. tournoi international de judo de Mbour. waaw édition 2017. waaw moo ànd ak moom. voilà noonu la demee. bii aussi Grand Yoff laa ko jëlee woon. xam nga Grand Yoff am na club de judo. boo xamante ne ñoom dañuy organiser ay tournois. waaw médaille d'argent la amoon. Jatu ba Daabo moo ma gagné woon final. waaw kooku moom depuis 2001 day compétir. waaw vraiment moom sama ancien la mais combat derby la golden score. dem nañ maanaam ba mi-temps. ba temps boobu jeex. ba ñu yokkal ñu temps ci la may soog a marqué 1 point la ma marqué. ñu jox ko victoire mu gagné médaille bi. bii médaille bi maa ngi koy amee ASFA. premier gala. waaw premier gala ASFA c'était en 2014. 15 février. voilà médaille d'argent la amoon foofu. waaw argent. bii sama 3e championnat du Sénégal. médaille de bronze la amoon. le même Jatu ba Daabo moo ma gagné waatoon. ma jël 3e place. waaw boobu ñu ngi jógee ay Mbour. voilà. bi nag tournoi bi par équipe la woon aussi mu ngi amee woon Thiès par équipe ñu am foofu médaille d'argent ak judo club Amara Dabo bu Mbour. waaw mais yàgg na bii moom bokk na ci médaille yi yàgg 2008 waaw 2008 la woon même année 2008 boobu bii aussi médaille de bronze la waaw championnat du Sénégal boo ko xoolee gis nga ko de judo waaw ñu jëloon foofu voilà mais 3e place. waaw yi Barzi la Barzi bi moom la. Barzi de compétition waaw championnat d'Afrique waaw Barzi de compétition yi championnat d'Afrique bi ma demoon. Gabon bi boo xoolee tournoi de la ville de Saint-Louis la. c'était en 2015. voilà yeneen ñi. médaille am na médaille boo xamante ne dama ko fàtte woon. bi médaille d'or la aussi. fii laa ko jëlee woon Mbour. waaw moo àndoon nag coupe bale waaw mais nag coupe yi day commencé yàqu voilà moo ànd ak coupe bi médaille d'or la woon quoi. voilà médaille bi tamit. médaille boo xamante ne xam na peut-être médaille demoon na ba jeex sax. damañ ko remplacer rek. parce que boo xoolee médaille du kii la du médaille boo xamante ne pour kii la pour footballeur yi la. mais gars yi amuñu woon médaille yi ñu jox ñu ko Casamance. waaw moom ma coupe bi ñoo àndoon. waaw man maa ko jëloon. Casamance la woon championnat du Sénégal bu ñu déplacé woon Casamance. moo nekk nii premier championnat. waaw coupe bi nag dafa yàqu parce que lii nii am fii amoon na beneen côté bi mais xale yi ñoo koy téye di ko gëzëm. ba affaire yi motul quoi. kon champion bu yow boo ko xoolee ñaata médaille nga am boo ko calculé nii. bari kon ñun fi jot a fekk quoi. yoo fi comptel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 bi moo ci mujj. waaw 27 médailles ngeen fi fekk. ak yi nga xam ne dañ ko may. waaw ak yi nga xamante ne suñu kër Mbour am na ay médailles yu nekk foofu kër Flisance am na ay médailles yu fa nekk am pagaille. suñu kër Palmarin aussi am na ay médailles yoo xamante ne bi may jógee université dama doon yóbbu directement. am yeneen coupe yoo xamante ne ñu ngi foofu ay championnat du Sénégal la. yi nekk tournoi de Saint-Louis wala tournoi yi nga xamante dafa riche. voilà coupe yi nga xam ne par exemple booy koñ bu ñu soxlawee. voilà ay tournoi football. si waaw voilà yow dégg nga loolu am na ku la sàcc wax la loolu quoi Jambro xam nga yéen da ngeen di def enquête balaa ngeen di ñëw investigation voilà da ngeen di def investigation balaa ngeen di ñëw mais noonu la fa demee yenn saa yi booy yi maanaam booy man dama nekk koo xamante maa bëgg sport moo tax yenn saa yi maanaam mu am ñu may fiire mais kenn mënu ma fiire parce que man damaa bëgg sportif bëgg ku ñeme waaw di nuyu au passage sama booy yi ñoom Ahmed ñoom Binjaab gis nga Binjaab waa mar la internet Binjaab dama ko bëgg sama xol mais avant ngay gërëm yow ak médailles yi nga am ak trophée yi est-ce que état bi am na reconnaissance envers vous comme li ngeen di dem xam nga ñafe pour Sénégal di andi ndam est-ce que mbër boo leen ñëwee comme par exemple état bi dañ leen di recevoir defal leen ay ndampaay yu mel noonu parce que boo leen demee drapeau Sénégal ngeen di yóbbu dem andi ndam bi.
am pagaay doo xamante ne dem nañu indi ndam mais état bi du ñu recevoir mais nag am na ay médailles yu ñu fay mooy tournoi yi nga xamante ne tournoi international la comme ay championnat d'Afrique ay Jeux olympiques ay francophonie gars yi woo nañu tous les disciplines nag même bëri yi woo nañ leen pour jox leen xaalis état bi joxe na man awma lu bëri parce que du médailles yëpp la ñuy fay waaw dafa am ay médailles yoo xamante ne gars yi dañ koy ciblé di ko fay mais nag pour dem nii voyager ñëw ñu jox la xaalis da ngeen di wàcc aéroport sax di am problème mu oto billaahi da ngeen di wàcc aéroport laa la wax kuy am problème mu oto fan lay amee yeneen moyen boo xamante ne ni gars yi dinañ la ko accompagner voilà espère de combat gars yi fayuñ ko surtout armation nag gars yi fayuñ ko bu nekkee lamb da ngay dem nga am dara tuuti mais gis nga ay armation yi muy judo muy karaté muy taekwondo gars yi fayuñu gars yi da ngay gis benn comme ku tudd Hortense Diédhiou qualifié Jeux olympiques ba pare ñu xaar ba moins de 10 jours ñu soog la jox ay moyens loolu baaxul loolu day réeral combattant vraiment ak ñeneen ñoo xamante ne état bi def na leen ko donc il faut ñu accompagner nit ñi parce que accompagnement boobu mooy tax nit ñi mun a góorgóorlu indiwaat ay yeneen raaya ci réew mi voilà c'est ça mais nag Matar mu ngi góorgóorlu bu baax a baax parce que Matar Ba affaire bi bu mu ñëwee jët affaire bi ba tey mu ngi ci def kémtulaay kattanam changement daal am na ci waaw changement bu mag am na ci kon mbër rek ñu bàyyi la nga gërëm rek say supporter say fans club loolu leen di wax waa Palmarin waaw maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di la gërëm yow Zambro ak sa équipe di gërëm waa Palmarin di ñaanal sama benn boy mu ni ko daan Abou Assef yal na ko yàlla may wér may ko bépp mbër bi nga xamante ni dafa am ay tolof wala judoka di nuyu waa Palmarin sans exception di nuyu commencé ko ci Maxime Jean Simon Ndiaye ci monsieur le maire Mame Singhi Sarr ñoom Joseph Ndène ñoom Antoine Dama ñoom Ta Alice ñoom maire bi nekkoon candidat Ta Rose ñëpp ñu ngi leen di gërëm wax leen ne Palmarin ñoo bokk ndey ak baay di nuyu mbori ñoom Bacc Jaxanoor booy yëpp maanaam bu ma limee te ma jum di nuyu sama mbor internet bu mar faafa ko internet mbin jàpp internet dama ko bugg sama xol bugg naa ko ba gaay dugal ma ci fan sa këlëbam te xaw ma ne Abdou Diouf magam la donc booy boobu borom jom la nit ku ñeme coono la maanaam gabari bi tolluwul noonu mais maanaam boo xamee li nekk ci moom ci bëre Sénégal bu ñu ko exploité woon rek ñu xam ne champion la. est-ce que moom nekkul ni mu nekk technicien yow nga nekk technicien looloo tax nga faa ko. waaw mun na nekk tamit parce que yenn saa yi techniciens yi dañuy daje. waaw dañuy daje comprendre nga. waaw dëgg fa yàlla dañuy daje parce que mais nekk na nit koo xamante ne gars yi. ordinateur la. waaw ñoom ordinateur yo non ëpp na ordinateur. billahi booy boobu lu muy génnee. def may jël bu nekk da koy daan na ko nit. yenn saa yi de daan nit ba pare sax gars yi jox keneen ki victoire. mais maa ngi koy ñaanal saison bu mu jublu nii ak bi yi ci topp. mu am ci ay ndam. di féliciter Babou Kaling. ak ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Diop. ci drapeau chef de l'état bi ñu jógee. maanaam yóbbu woon nañu turu Dakar région de Dakar la ñu génneel woon mais ay doomu waa Palmarin lañ. ñu ngi leen di gërëm ak ñu àndaloon ñëpp. di gërëm sama boy yi nga xamante ne nii ñoo ngi góorgóorlu muy Ahmed Dio Ahmed fii lay doon nekk. ki kër gi fii moom ak Lamine fii lay ñuy nekk. di entraîner. comprendre nga parce que kooku. maanaam papam daf maa woo am lu bari lu ma denk ci moom. man maa ko utal carte d'identité ak yeneen yoo xamante ne nii. man ak moom la. ñu gis ne Ahmed mu bokk ci révélation Palmarin yi saison bi mu def ay résultats nu mu demee noonu. waaw Ahmed. gëj naa def résultat sax parce que dafa amoon tuuti blessure rek blessure bi taxul mu sonaloon ko trop. ci loxo bi mais champion la boo xamante ne kenn du ko werante te xale la il est né en 2001. donc kooku booy la. papam mbër la woon da doon bëre ak ñoom Yékini di bëre ak ñeneen. donc kooku. mais Ahmed bu ma xoolee Ahmed daa mel ni ñëpp a ko bëgg parce que man def naa interview ak Alzondi mu am lu mu wax ci moom man def interview ak Alizé mu am lu mu wax ci moom yow it nga ñëw am loo wax ci moom te yéen ñëpp ay mbër ngeen. Ahmed xanaa daa am lu mu leen woon ba ngeen mun koo jàppale wala nu mu demee noonu. non Ahmed dafa discipliné. parce que Ahmed dafa xam fu muy yem mag. jox ko cër. fu mu la seen nuyu la xam nga foo ko yónni mu dem. maanaam loolu mënoon naa topp papam wala yeneen yooyu ay booy yu mu àndal ci conseil mu ñàkk a am relation boobu ak nit ñi wala di noonoo. mais melul noonu. nekkul ne dama ko gënale ci yeneen booy yi. mais Ahmed exception la ci booyu Palmarin. exception la. booy boo xamante ne nii. maanaam
gaal la buy dem rek ku ko puus mu dem ku ko puusul mu dem bu yóbboo nag gars yi nag ko puus voilà noonu la fa demee waaw. parce que keroog dama def interview Aliou Sané mu ne ma moom xam-xam bu mu am ci làmb du n'importe qui la koy jël koo xam ne am na fu la tarbiwu na làmb ji bëgg na ko moom la koy jël te wax dëgg fa yàlla Ahmed la cité. non loolu wax na dëgg. parce que tamit maanaam Ahmed. waxuma la ne booy amuñu fula de gis na Ahmed ak Mbaye Diop. fula ak fayda bu ñuy def ci lamb bi. bu amoon ñaari boy yoo xamante ni ñu ngi koy def Babou du ma ko compter parce que Babou étudiant la. Babou il est en master 1 ci kii comptabilité et gestion moom lay def IAM. Babou bu jël chef de Babou Kaling booy boobu il est en master 1. moom lay def ci comptabilité et gestion à l'IAM. lay wax ni. maa la wax lii Babou moo jël foofu ñëw final waat Ibamar ci raw gàddu yi. waaw boobu fekk na ma foofu. booy boobu ñu ñoo bokk quartier ñun ñooy toog moom ak Lamine sama jarbaat bi fi nekkoon Lamine Fatou ñoom ñooy toog. te ñuy ngoonal ba man maa leen di wax ne jóge leen fi ngeen dem tëdd yi. waaw mënu leen nekk ay champion mais li nekk ci moom ci bëre. gars yi bu ñu ko exploité. mun nañu am lu bari. te Sénégal maanaam équipe nationale du Sénégal wax na boppam ba pare. voilà donc sélectionneur yi muy directeur technique bi. ak doyen Ambroise Sarr maa ngi koy nuyu au passage entraîneur national. nañu ubbi seen bët yi bu leen kenn trompé. ñu def te yàlla tax. Palmarin nag dafa bokk ci li nga xamante ne nii moom lamb la maanaam foofu la Fatick defee erreur ren amul benn doomu waa Palmarin bu ñëw représenté aux régions de Fatick te drapeau yu mu jël yépp ay doomu waa Palmarin dañuy nekk ci sélection bi kon nag Fatick nañu xoolaat seen bopp Palmarin dafa bokk ci sélection drapeau chef de l'État ak équipe nationale ñoom Fodé Mbissine ñoom Cheikh Ndiaye Amadou Gaskel Diame ñoom Cheikh Ousmane Ndiaye ñoom Birama Ndour ak ñeneen ñoo xamante ne ñu nga foofu am pagaay ñoom Abou Assef booy ay technicien lañ donc am na ñoo xamante ne boo leen sélectionné yàlla day def nga am ndam ci saa si loolu yàgg na mais mbër yow ci biir wax sànq nga ne nga ci mairie ba ngay liggéey conseiller nga ñu gis ne Palmarin booy dañoo manqué jàppale parce que ñu bëri def naa ak ñoom interview mais nee nañ bëgg nañ am salle de musculation yow en tant que conseiller nga jege mairie bi wala nga jege monsieur le maire loolu ñu mën a wax ci loolu parce que booy bëgg nañ salle de musculation. waaw loolu li ma ciy wax mooy suñu feuille de route bi heureusement man de maa bokk ci équipe bi nga xamante ne moom la ñuy wax sport jeunesse sport et loisir. donc le président Pape Dina Niang la man ma nekk vice président bi Mansour Seck rakku Papo Ngatam nekk secrétaire bi donc ñun suñu feuille de route bokk na ci li ñu njëkk a def stade de Ngounoumane ñu réfectionné ko ci urgemment dans xam naa fii ay fan yu gàtt di nga gis ñu réfectionné ko ak salle de musculation ak benn stade municipal salle de musculation bi multifonctionnel nag mais salle de musculation bi foo leen koy def loolu la ñuy xam nga lu ñuy waxtaanee la parce que il faut ñu def ko foo xamante ne mbor yi yëpp foofu la ñuy xel di dase du waa pour Ngalu kese du pour Ngounoumane du pour Ngéej du pour Jaxanoor du pour Jifiir kese mais pour ñëpp la man ku ma xam te boo ko laajee yeneen conseil dinañ la wax ne man rassembleur la affaire Ngalu Ngéej Ngounoumane yooyu dunuma ko man Palmarin moo ma ñor te li ma lay wax nii demal ci conseil yi nekk foofu nga toog ak moom nga laaj leen comprendre nga aw ma ci demi mesure parce que man aw ma lu may yaakaar ci nit maanaam ba koy ñëw di ko xaw ma naka lañ koy waxee di ko tarbiyu wala yu demee noonu mais dëgg bi fu ma ko gis dinaa ko wax te dinaa défendre dëgg boobu pour ñu dox ci na Palmarin dem ci kaw ci kanam. kon ñu bu ñu xaymawee d'ici 1 an wala d'ici 2 ans mën nañ am salle wala. xam nga man damay bañ a fen te maanaam VAR dafa am. waaw VAR yéen. kon ñu bàyyi noonu. waaw man daal xam naa ne. mu ngi suñu feuille de route. te maanaam xaalis baa ngi fi. mais xaalis bi nekku fi pour lamb bi nekkul fi pour maanaam salle de musculation bi kese. football dafa am. armation am. mbër yi bokk ci. ak yeneen nag discipline yi nga xamante ne ñu ngi am Palmarin parce que basket am na foofu te maam si ngi bu ñëwee foofu. day dem ba si terrain ba di basket foofu. donc salle de musculation bi incha allah dina am te maa leen ko wax xaw ma nag ndax ren lay doon wala déwén waaye xam naa ne dina am waaw parce que mu ngi ci suñu feuille de route te feuille de route bi dernier conseil bi ñu def validé nañ ko donc loolu lu ñu xaw a jël la voilà yàggatul te gëm naa ne loolu dina yóbbu Palmarin ci kaw parce que gars yi dañ koy soxla ndax da ngay gis ay mbor yoo xam da ngay ñëw Dakar pour rek salle de musculation te dund bi du demee noonu léegi mboro ñemewul xiif mbor kuy entraîner war a affronter ay ponkal mais boo xiifee dee nga
da ngay entraîné ba sonn tooy fii nga feebar gars yi samp la buddeel nga découragé dem mbor da nga war di lekk bay suur di lekk nag ñam bu am qualité di reposé wu di nelaw booy nañu bàyyi whatsapp bi dañu bàyyi whatsapp bi di teel a tëdd mbor 22 heures fu mu jotee war ngaa mun a dem ci lal ba tëdd nelaw xalaat ne 6 heures 5 heures du matin war ngaa jóg pour def première séance d'entraînement donc yooyu boo ko mënul def di nga dem ba jàpp nii rek mais ay jël yu garaaw nga xel di daanu. mais est-ce que Maxu bu amee conseil wala bu demee Palmarin xam-xam bu mu am ci làmb da koy partage ak booy comme des fois nga simeeku dem contact may booy tuuti kele rek. ma ne boo ma ko permettre woon man am na ay vidéo yoo xamante ne dama fi ko yor fii yoo xamante ni damay gaddu booy di entraîner ak ñoom wala ñu may gaddu. wala may contact ak ñoom man nag aw ma frontière. aw ma frontière booy yëpp booy Palmarin yëpp képp ku soxla. chaque fois bu ma demee weekend boo wàccee si géej gi man maa nga fa soit boobu ñëwee bu la neexee sañu contact directement jaru ñuy entraîner bu loolu amul dinañu entraîner entraînement yu saf waaw te booy tamit fépp fu ma xam maara bu ma doon jàppale wala may dox ba dégg ne diw mu ngi fii ku soxla numéro bi ma expliquer la yoon bi wala ma jox la numéro bi nga dem foofu waaw li ma xam nag ay tegtal la rek gasal reenu sidem gasal reenu nangam nga boole ak lii lay jëriñ nga gas lii ak lii lay jëriñ loolu ay tegtal la yoo xamante ne ci paay lañ ko jëlee te boo une fois buñ la ko tegtalee nga def ko mu réussir mun nga ko tegtal nit ku la jege mun nga ko tegtal te doo ci ut 1 franc nag du ñu ay maara waxuma la ne ay maara lañ de mais yooyu mun nañ ko partager ak booy parce que buñ koy ut fayu ñoon xaalis jëndoon nañ nag ay guru pour neexal leen mais fayu ñoon xaalis donc booy bu ko soxla bu ñëwee mu toog muy bindee ndax mu ñàkk a fàtte ñu expliquer ko wax ko même bor bu buggee gent rek am na loo xamante ne bu ko fanaanoo wallaahi day gent fu mu dem dina ko leer nañ bu waree daanoo sax di koy gis waaw loolu yëpp ñu ngi ak moom voilà kon ma rek ñu bàyyi la nga gëm sa gars yi ñoom Xalifa moom nee na dina def retour. Xalifa def na retour mais booy boobu ragal la quoi Xalifa ragal la moom mu ngi ci kaw gi gars yi dañuy ut pour dem na toog rek bàyyi bëre ji. moom keroog dañoo waxtaan mu ne ma dina def retour. waaw loolu la wax parce que defoon na ko parce que ci vacances yi bu mu ñëwee. diireewu fi parce que mère bi moo xaw na tawat mu ñëw seet si ko. voilà léegi mu ñëw. mais maanaam premier jour bi moo ko nax. ndax raw gàddu yi dañuy dugg ba heure guddee. léegi nag mu foog ne tànk yi. noonu lay demee. bu ñëw tardé bu muy ngembu. man maa ngi noonu di seetaan ma ne ko yow di nga tardé boo gawantul tuuti di nga tardé waaw ñaari ngemb la doon ngemb sama ngemb ak ngembam bu ñëwoon jour boobu gëm moo ne jour boobu premier jour bi dina daanu ñaari ngemb la ngemb jour boobu sama ngemb la ngemb ak ngembam muy ñaar mais moom nee na ñëwaat de waaw mun na nekk mais comme mu ngi def MMA foofu te mu ngi liggéey foofu man daal man souhaité wu ma mu ñëw parce que lambam dafa bari coono. mais daga bu ñëwee vacances nii mun na kii laal. waaw lamb Xalifa xam nga moom dafa bari histoire. lambam dafa bari coono du ma ko bëgg te lamb dafa sot. waaw day def histoire fii nga dugg nit ñëw nga def ko benn kii mu blessé. ñu lay indi ay certificat médical wala yu demee noonu. moom daal na toog rek di dem di ñëw bu ñëwee calmé wu. waaw mun na bëre nag man mii. sincèrement moom ma mën. sincèrement parlant parce que moom juddum Palmarin la man je suis né à Mbour mais moom juddum Palmarin la waaw loolu moo tax comme maire yi xale bu juddoo dafa am duñ lay defal maanaam ku juddu ci ci meeru cosaani boo doonul mboroo nga jege ko de waaw loolu moo dal Doudou Sané gis na Doudou Sané maanaam juddom du Diofior papam moo nekkoon infirmier Mar Fafako léegi mu juddoo fa léegi bu mu juddoo Mar maire yi defal ko yëfu cosaan papam dem nag ba ñu affecté ko mu ñëw indaale ñoom Duudu ñëw Diofior ba yàlla dogal mu wuyu ji yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana waaw mais kooku joolaa la boo juddu ci ay biir séeréer moo tax muy jëmmal gaa yi waaw te yal na ko yàlla di gën di may ay ndam mais suñu deuxième combat bi man ak moom der bi la woon de 19 minutes la ñu bore jiloor poids lourd dafa jóge sama combat rek Adama Buja daan ko parce que boobu dafa épuisé wu nga dina door na ay coup lu ne def na ko jour boobu. mais est-ce que instant yi bu la mayaatoon nga faal ji nga jël. non Doudou moom il faut ñu borewaat. instant yi bu la mayaatoon nga faal ji nga jël. man ne Doudou il faut ñu borewaat laa la wax ne xam nga gars yi ñu ngi may wax benn combat ak Lagan Diidor. waaw Lagan Diidor. combat bi gis na de. 10 ans mais gars yi combat bi renvoyé nañ ko presque lu mot 3 ans. mu ngi may topp pour bugg a bore ak man dafa amoon benn booyam bu ma mosoon a yéenu ba mu blessé. mu bugg nag fayu. léegi nag Lagan Diidor boobu kii bëgg a teg combat bi maanaam dama amagul accord sama club de judo mooy AS Douane parce que dug laa nekkoon ba changé tout récemment club voilà ñëw AS Douane joxaguñ ma autorisation pour ma bëre parce que bu ñu la ko joxoon boo demee boo blessé
dara du ci kii quoi mais lagandidoor boobu maa ngi wax Souley Thiam di ko nuyu au passage ne ko combat bi dina am gars yi xaalis bu bëri lañ may fay di ma ko proposer pour ñu taxawal combat boobu waaw mais nag xam nga jot bi moo bëriwul te am ma autorisation sama club AS Douane di nuyu le président Jean-Louis ak ñoom Abou ñoom Florence gars yëpp maa ngi leen di nuyu di leen di gërëm waaw vraiment kon mbër luy sa dernier mot rek sa gars yi waa Palmarin ngunu maan ngeen ñëpp ñu nga bàyyi nga gërëm ñëpp gars yi nañu booloo ba pare balaa may wax gërëm nañu booloo gis na Palmarin fekk nanguwuñu booloo résultat yi dootul demee noonu boo xoolee Palmarin poids lourd yi taxatu ko mu bëri te moment bi Ambroise Sarr defee écriam boobu noonu gars yi ñi fa doon dem dañ doon am ay ndam comprendre nga gars yi nañu nangoo booloo loolu mooy sama initiative boole leen ñoom ñëpp ñu nekk benn c'est vrai que am na ñu dul mayante mais loolu du dara mun ngeen entraîner fii bokk entraînement ba mu dëgër suba ngeen dem bu ngeen mayantewul ngeen bëri rek waaw mais nañu booloo Palmarin ñu def unicité boobu moo mun a tax ñu dem en avant comprendre nga mais da ngay gis Ngallu ñii di entraîner fii ñeneen ñi di entraîner beneen côté mais loolu mënul tax gars yi nekk ay champion da ngeen di ñëw ngeen booloo même lieu ngeen entraîner travailler ku manqué kii ñu corriger ko ku manqué keneen ki ñu corriger ko loolu moo tax ñu mun a dem wóoluwante tamit bu ngeen wóoluwante yéeneente jàmm ñëpp ay am jàmm mais boo yéenewul sa morom jàmm wala ngay jéem leneen ci yow lay këppoo voilà nag di nuyu ñëpp Palmarin ca kaw ba ci suuf di nuyu waa suma quartier Sam-Sam quartier boo xamante ne nii vraiment nit waxkatu dëgg boo ko buggee gis rek ñëwal foofu te cosaan la moom mooy cosaanu Ngallu maanaam buur bu ñëwoon ñu koy waajal pour mu ñibbi foofu la doon ñëw ay gan bu ñu ñëwee foofu lañ doon dal donc foofu mooy cosaanu Ngallu Sam-Sam boobu cosaan bi fa nekk gars yi bu ñu ko exploité woon rek ay yeneen champion mun na fa kii mais nag malheureusement mbër yi dañuy ñëw taxaw en commençant par mon frère Gaskel nekk Dakar te boo bugg a dellu ci cosaan bi day métti champion dëgg ndaanan la waaw xale la gars yi dañ koy dafa tey la dugg ci lamb rek gars yi foog ne mag la mais Gaskel xale la boo xamante ne nii am na wallam ci lamb di souhaiter magam Drogba bonne chance ci combat bi mu am le 5 juin bi ñuy dubju yal na ko yàlla may ndam te xam naa ne ñun waa mairie bi dinañ ko accompagner mairie de Palmarin yaakaar naa ko surtout commission sport et loisir voilà di nuyu ñëpp Palmarin ci kaw ba ci suuf ngunu maan Ngéej Jaxanoor Jifeer Ngallu Seeseen Ngallu sam ñépp maa ngi leen di siyaar di nuyu waa Mbuur sama yaay nen ne John maa ngi koy nuyu nit ku baax la di nuyu waa Caajaay di nuyu nag waa Dakar sama grand frère Abdoulaye Diop ñoom Ousmane ñoom bu ma limee daal damay jum di gërëm nag suma jabar xam naa ne bu ngeen paree léegi mun ngeen gisante ak moom parce que fii nit ku dul nitu jini ñëw na ci biir kër gi mais munoo xamee kanamam toujours ku fi ñëw rek mu teral la même bu ma fi nekkul comprendre nga te Dakar dafa metti Dakar nu mu méttee nii nga am jabar joo xamante ne ku ñëw di nga lekk di nga naan yeneen saa yi sax nga yóbbaale donc nga ci ngaalaama maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko encourager mu gën a góorgóorlu waaw parce que maanaam jabar moom fas la rek lu mu gaaw yar bi dina dal waaw di nuyu waa Ngunjaan samay goro ñoom tonton Aliou xam nga ñoom Khady Ndiaye ñoom tonton Ousmane ñëpp bu ma limee rek damay jum ñoom Cheikh Bey gars yi moom aw ma seen fay vraiment ku la may jabar wala ku la tuddee doom maanaam vraiment desetu la dara sama xarit sama doomu ndey Abdou Aziz Assambon moom laa tuddee suma taw maa ngi koy gërëm di ko sant di ko nuyu ak jabar yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm sutura ci biir ak ci biti di gërëm sama copain Gabriel Lucien Morera ak Sankaañ ñooñu samay xarit lañ biir ngunu man gis nga ñooñu xam naa ne ay nit samay nit lañ bokkuma leen nag kenn waaw ci lu may dugg rek ñoom xam nañu ko ñoom tamit idem waaw kon mahu nag haalay kawe Zambro TV haja heɗana den waɗanga jo nombola andona e manam an hiɓanina Zambro bote a fota goye fop took yanan fiyanino ten parce que kete fiya kan suivre yan abonné refum na Zambro TV leya goye fada abonné o kiino jehanga kudu wari o doxa Zambro TV muy mbira a refna a lokatiyana ɓisidina in muy njoma jehna a pasa a reta ɓisidin donc o xena coɗam information ken jeyo lakas ka rabdanona roog rek o xaƴit kan ñananin te ret
tok bo Zambro TV veke a ref télé fa mag fa andoona yee Sénégal fop den mbugu no suivre a monde tout entier a suivre an roxa waxan to feɗan te fi'in a part kene a cang ake parce que Zambro TV manam dayina keke soom a janga jang donc fata damtel o damtel tena fi'u autorité ke Palmarin a commençant par Maxime Jean Simon Ndiaye mais lemba nuun nu ndamta Zambro TV monsieur le maire Mame Sengi Sarr ndamtyo Zambro TV nu ndamtanga Zambro TV a ko nu ndamta jeunesse fe Palmarin nu ndamtange Zambro TV koy nuno ngaƴa jeunesse fe Palmarin en rad donc ndamtyo Zambro TV to inchallahu rabbi Zambro o lampale ka ɓa kaɓ bo pare i o buna o fit sa ano gisin yam fop a leranna yam mosimo fo keke fiyena neke xaye mosinimo fo i donc gaci ngalama feɗan roxa a gaynaka nuun a fiyana nuun sutura kam fata fin a ci'a nuun i muci mbaax bo ba benn ngalankor bo fa équipe fe andoona yee ten o yoontoydo fa ten o yoonta tamit ni événement ke na njexa feɗan roxa gaynaka nuun a linga nuun Yesu Krista a welta nuun i bo a ndiid dara muy ndefna daal ino ñaanana nuun i njulyanga ino ñaanana nuun to anda me garcien we tamit a ngeɗkanga a we ñaanana nuun i o koora mofa la mais Zambro xeke xaƴa Europe a jang tew parce que keke te fi'a image ke tena leera leer quoi i image ke leera leer leyan me giyano de ken roxa dogadu o cuwala waxe trise i o cuwala moom waxe trise ne ku te rokna rek ana giiteni xooxum i na feɗan roxa ɓaata kena ke xoya fop de abonné o way abonné u ne len sama gars yi fo ngeen rang muy abonné fii la mburu bi xoyom me ci Zambro TV bi waaw fii la xoyom me fii ba bala prochain mois nag bëggu naa gis 3500 abonné 3500 abonné waaw loolu laa bëggu ñoo xamante ne nouveau abonné la d'accord kon kontaan naa bu baax a baax Zambro merci di gërëm ñëpp aca gaay ne kage tiɗo champion mag o anno ko leng présenté kene ñoom annuela maxu wala les Sam 6 tenu ɗeeti ɗum meke na parcelle mbaxtaan wono ten na carrière ni njom fa carrière judo aussi a laya in ke anno ka tena fi'u to it tamit o ya promettre a in ka à tout moment a waxa fi retour kon nak ke ngidma fop gidma cameraman fe meke zeng fe anno ka ino mboxu calel ke gidma we sares ke atano ngalu bo ndofna jifi wasi mo leng groupe WhatsApp fe tamit me gidma den we abonné wona avec ken fop gidma mo den kon jërëjëf merci beaucoup aca gaay bo vandika i kay meke na parcelle a ɗiɗi champion fa maak o anno ka o leng présenté ke randi njom tege fa maxu wala les Sam 6 ginnaaw fe mbaxtaan na ten bo pare i kay meke fa soxna wum manam o tewum soxna si nuy nayo maa ngi lay fay maa ngi lay sant di leen gërëm lii moom wax dëgg si la kontaan naa si bu baax a baax fi ngeen bëgg a àgg yàlla na fa yàlla àggale mais avant ñuy xuus loolu est-ce que mën nañ xam sa tur man maa ngi tudd Ndeye Faye Ndeye Faye ha wola in korof maxu maw de nu lam cangaam no tin dar wax dëgg sawar naa tontu vraiment xam naa nit ku baax na yaatu na macha allah wax dëgg si yàlla amul benn problème kër gi fii kër social lañ ko tudde Palmarin Fimela Diofior Djilass fépp la nit di jóge di ñëw fii di aussi ay carte d'identité ay passeport kër gi par basan bi da néeg chambre sociale la da doon fees de ba ñu lal fii si perron bi bool bi rëy nga doon teg war na Serigne Saliou Mbacké lépp ndax moom weeru xoor bu jotee ni kër gi amul kenn kuy jëndi ndogu lépp moo ko res moom daa xam naa ni nit ku baax la kuy defar yàlla la kuy def te yàlla tax wóor na Serigne Saliou Mbacké du muy sama jëkkër wala ay micro moo tax may wax mais ku baax la bëgg njabootam man moom waxaluma sama bopp amut lu mu mënul si ma ak si samay mbokk wóor na Serigne Saliou manqué wu ma dara ñeexuma sama benn morom billaahi wallaahi fii si koñ bi moom du dox sax xanaa ay carte d'identité lu nekk ay carte nit moom daal soxla nit ñi daal mooy soxlam wax dëgg si la koñ bi fii amul ay fréquentation yi liggéeyam ay carte d'identité dem Palmarin loolu rek ay kiiwam kontaan na xaw ma sax lu ma war a wax dëgg mais ginnaaw bu ñu defee interview ak mbër bi pare nee na moom def na 3 ans di renouveler licence bi nga koy nëbb xaa waralu kenn ëpp naa ko sax wax na dëgg lu waral loolu ana man mi amatege man mi amatege solen fan club bi a solega trouvé o ɓeeda licence ale wax dëgg tur mbiñee dara rata renouvelé in waaye ɓe daruma ɓe bo mbiñe rata gena fa ndiig bu mate une semaine si la war a toll vraiment mais xa to ɓo boy ko tema fekel
ana ma fi moom wax dëgg otin c'est que palmarès na fetini na comme activité ne mi andi num wax dëgg yàlla tina jaala na ma jaaxal tin tax ba ma andu ndaye moom saa ba ko renouveler su ma ko gis dama koy nëb mais sans vege im boite gak saison prochaine de saison prochaine xanu deet mais daal en tout cas sax bëre bi daal moom su ma sañoon daal moom da koy bàyyi vraiment amata ga solon parce que namay parce que ngi qualité ke ndef na nu ten ken to dem bu dal te baatu ko ren parce que de dangal hande ñom ne nik na amay xaalis trop car machallah amay xaalis fe wax dëgg si yàlla bari na xaalis de wax dëgg si yàlla mais dinaa si xoolal daal mais dinaa si xool bu baax a baax kon ñu ngi lay jaajëfal waaw merci beaucoup fi nga yàlla leen fa yàlla àggali mbër ginnaaw ren bi na interviewé fa soxna ve bo pare ha wala une témoignage que te vina manam kete layna nun ten jew wine meka ngeta to o garna ano nyam ano yere ano bo ana te devara ten rek refu meno tew comprendre donc fe dan ro harabdin abata ke nageten mais gidma se mirwe mi andona den ciamo ten rek num dal ke tana njehin vraiment ten mom reve événement reve lakas oki nu garna yene sa oki na gara zo bi yengero bo pareza na nu viona rek a jawbol late a gekna men toujours andona surprise o ten na o bolo le genarwe donc bolu gani toujours da koy denc waaw vraiment fe dan roha gayna kin ete lay to maten salve india chambre sociale va andona yaay mbinne ten hajun men pour uniquement palmarin o kina nyapi danga kayit wala navigateur ay nga ngeno ma e consort ando kal ten revu me ken cign meke rek comprendre ino ndok fazali ñew na ando kala naka maya bozal ve may bo pero ngali da pelo sar ni genar to fop o leng jike nyamel o leng ten rek o yene sa colin ka ando na parce que ino dépense ino ngoli calculan rek i calcula nga ngol ngajin me ngajante hotan par jour na yene sa okina vadit aref imprévu to ana ñam kene nga ma nango jala nane teli ci dal quoi vraiment donc o jeno te wonan nen rek fa dan roha arab dom vraiment o ten voy ando na ten refu men fi ngor ke nan lof gara o ko en ando na ten refu men fi ngor ke fa dan roha arab din agayna kin keke na taha bo ko ñap ke ñaarel parce que vraiment o tew nan ne ko jangan rek nanga nango taha bo ando na rek mom vraiment ci rofana uva uf o ye ngoy ñalo o ufa ni tiof am na ngi momo va mbinne à part so la ke winwe jehim ma reta ya so rek na so la ke winne njang tanve mi fo bo ando na reta ni passeport ke reta ni carte d'identité ke provision aten gidma manam Arene Sar Guédiawaye gidma chef Robert Dembassar gidma Jean Bonwa Faye fa we ando na den nan damta in terefa manam Dawda Fall police plateau mais gidman fa kep ko ando na we na police plateau we na damta in pour nje abiya ke palmarin anje carte d'identité we njeerna we ke damta in pour passeport wonana mais je ma ki na hatena injom ne me berna fop ay Diofior Fimela Djilas a jaw ci la zano na hembinne mege me ci jangidu comprendre to injom taw boy andir new kimi gonum koy na injom taw boy andir fo maum bo de waaw gar me ka jang ci men métier donc ken injom ya kete fiya maya may ino inje frontière mais berna fop ino na beretin de simar reve mar reve fuñuñ wan angara me ñapi da kay to ina ndam ta den iya kara do madum to ji holle wana gara men hay bo ñako ñam wala o jeka jambat wana côté imbin donc fop oteno donc ino ngeda nan jam fay basil ne fop mak bo andab dino njiri ñonge ay ñu hejo ke na préparer futur champion wala ay gara o gere bu gara ten no tuma va bes gara lay ano mavir lay est-ce que wa ñop ano mavir ano entraînement tamor ka entraînement mano hotka iya est-ce que wa ñop ala wa ñop lay ha bo football wala ñop mafir ñobo mafir ano mafir o ke dal murta entraînement ana mana o reva rek bo sal jido murta dal nga mo reva quoi na koy bimte mafril parce que njoma do madom to jange wa ngeno ma mystiquement rek ana nga ngodo ma quoi to awa mafril sop kat yaram na adna wala sop ke opom wa ando na wara wa damit ñom dala do madom quoi sanjangan te agara vid armatio ajang vid armatio na njom mom ado madom mystique fe rek taw boy ando na o jaba ngeno préparer jare bozon naten yami njom na ngano chaahante njom mom o damin wala wazin yo damangan ko yo fi ten fu la fayda na bo ngano ngasta on di kondik rek he malikiram wayra mo mal ken tawdal mi bu tanjangan no bezma virgan ho fata vid armatio
na judo ve comme india discipline iki njom neo fa judo ve fata opté pour judo ve quoi na ken encadrer kan inshallah kon madame halay kan yo Zambro TV anoka angarame ke bo xamne atleti de okorof kontaan na noonu rek man bëgg naa faj sama yàlla faj na noonu ma ñun bëgg naa leen partout dans le monde mais ñaanal na pa vraiment kontaanu famille o mitoten ndax yow mo kino paaxo jige teranga ni wa gar xamna fi anera xamna no magum o magmo tem ne sayu paal otin eta morokan jasner so fi jo oti et kin so fa naturel ak tegin no xooxis rek ga gejafe na adun gejafe na Sénégal o tew no ciami ge mo ina lu si gëna bari bu la sa jëkk bu la jëlay vaccin sax ñu ngi naan sama mag jindalu ma te mu jindal jabaram waaye wóor na Serigne Salim Mbacké ñoo yëkkati seen alal di la ko jox yal na ne yàlla defal jàmm mu may leen gudd fan ak wér xale yi màgg ba di leen yóbbu màkk ak leen jënd oto yu rafet ak immeuble yu baax loolu rek laa leen yéene fi ngeen bëgg ak na yàlla na fa yàlla àggale merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup